ami internet yi suivre Guédiawaye info tey ñu ngi am mbégte ak kontante bu mag a mag ñu dalal Aliou Sall Junior nekk fii ci Guédiawaye commune u Ndiarème Limamoulaye Aliou maa ngi lay ziar. ñu ngi dollee siyaar ñu ngi dollee siyaar bu baax a baax di leen nuyu bu baax yéen waa Guédiawaye info seen liggéey rafet na macha allah duma la wax Guédiawaye rek mais Sénégal gi yëpp a koy rafetlu parce que ku bëgg siiw daal bu ñëwee ci yéen moom macha allah te ba ca desit mooy seen liggéey dafa am da ngeen ciy dox ak njàmbaar ak xarañte waaw loolu ñu ngi leen ci nuyu bu baax. Aliou ñëpp xam nañ la Aliou Sall ba bañ lay dàkkale sax di la Aliou Sall Junior tey su ma bëggoon xam Aliou Sall Junior mooy kan loo may wax. Alioune Sall Junior Alioune Sall laa tudd junior bi comme ñaar lañ ci Guédiawaye ma dugal ci bu ndaw bi rek mooy junior bi ba ca desit mooy Alioune Sall jeune la bu dëkk commune Ndiarème Limamoulaye juddoo Guédiawaye aussi waaw juddoo Guédiawaye waaw Alioune Sall junior daal doomu Guédiawaye la daal. doomu Guédiawaye nekk businessman aussi. waaw businessman la aussi. am ay ambition politique aussi. waaw am ay ambition politique ci Guédiawaye nag ak ci commune Ndiarème Limamoulaye. lan moo nekk sa ambition ci commune Ndiarème Limamoulaye. maire Alioune Sall junior télé bu mu dem ak fu mu mën a dem da koy wax nit ñi maire la bëgg doon te mi ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. mais li ma jaaxal mooy ki fi nekk maire nga xam ne actuellement mooy maireu Ndiarème Limamoulaye dafa am ambition moom aussi tamit pour ñëw nekkaat maireu Ndiarème Limamoulaye looy wax ci loolu parce que dégg naa leen seen entourage dañ koy wax kilifa guñ dem dañu ko kilifa gi ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu le maire Baydi Seye au passage ñu ngi koy nuyu ñoom dañuy wax ne kilifa guñ gis dañ naan ko Ndiarème Limamoulaye nit mosu koo jiite ñaari yoon ñu ngi bëgg nga ñaanal ñu Baydi Seye nekk maireu Ndiarème Limamoulaye te moom ci APR lay prono yow nga nekk ci biir APR loolu nan la mën a nekkee. waaw dafa rallier loolu laa bëggoon da nga ko fàtte daa rallier quoi. mais rallier bu ko xas ba def rek bokk na ci parti bi wala. waaw mais bu duggee aussi xam nga problème de loolu laa yaakaar chaque jour bu fekkee bi mu rallier dañ ñoo xëccoon ñun waa APR ñu jàppale ko ci liggéey bi daa sawar di wax ci moom xam nga mandat moom 2 mandats yàllaa ko yor benn mandat yàllaa ko yor demal ci sëriñ bi gën a aay Abdoulaye Wade yaakaar naa ba muy perte pouvoir amul kër kilifa diine bu mu demul Sénégal waaye teewul ne perte na pouvoir bi. demal ci sëriñ bu ne suulal lu ne defal lu ne mais bu yàlla ne jeexal nga yow da nga cee mën dara góor gi moom li ñuy wax rek ñun bañuñu ko xasuñu ko mais nag ay jeunes lañ bëgg nañ commune Ndiarème Limamoulaye gën a développé wu que moom li mu nekkee tey ñun bëgg nañ commune bi ñu sentir ci jeunesse bi sentir seen bopp xale yi jàng sentir seen bopp marché yi sentir seen bopp maternité yi sentir seen bopp. espace yu ndaw yi xale yi am di ci foo wala di ci football ñu bàyyi ko ak ñoom waaw am nañ ambition politique te ci kàttanu yàlla dañuy gën a di wane suñu bopp ni lii moo tax ñu am ambition politique. wax nga ko léegi mooy ambition bi moo nekk maire Ndiarème Limamoulaye xale yi gis ci seen bopp kon ba léegi xale yi dañoo gisul seen bopp ci magistrat ki fi nekk wala. waaw boo xoolee ba ñun contre ñu béy di chaque jour dañ koy wax di ko wax waa këram. mais gestion maire am rafetul parce que commune bi dafa ndaw commune bu ndaw la amul lu bari benn ñaari marché fa nekk bariwul ay bagage loolu et puis li mu chargé ci maire bi ci ay nit dafa bari maire bi soxlawul woon loolu et puis il est temps nag jeunesse mooy liggéey dañoo soxla jeune bu wàcc ci tali ànd ak jeunesse bi bale tali bi nga yor ñeenti oto nga jaay benn bi wala ñaari def ko ambulance jox ko maternité bi parce que jigéen ñaa ngi ñàkk seen bakkan ci maternité yi ndax loolu xam man damay ruus sax moo tax fu ma toog bu ñëw Baydi Seye ci APR la bokk dama leen di wax daal rallier waaw loolu laay wax chaque jour. kon yow daal doo bëgg mu na bilan am ñu boole ko ci ne waa APR la. non parce que man gisuma kenn ku nekk APR xanaa bi mu 7 ans yaa xam nga def na 7 ans. mu commencé na attirer tuuti xale yi. pour ñu jàppale ko. mais durant mandaam amul kenn ku nekk APR ku nekk moom ci ñun. kon su ma la déggee mooy moom dafa relier ñu maam ñoom àndagoon ak ñoom rek la liggéey ak ñoo xam ne ñoo nekkoon ci parti bi gisuñ seen bopp. parti bi woowu leen ci liggéeyam moo tax parti bi li ma wax chaque jour amul kenn ku mën a défendre bilan Baydi amul
moom en personne na ko défendre chaque jour loolu laa koy wax lépp loo xam ne ñu ngi la koy wax ci commune bi génnal nga toog ci télé war nga génne ay këyit publier ko nit ñi ne ah Baydi Seye kat lii mu liggéey publier na ko barki démb war a démb comme li yi may wax bàjjenu gox yeeg maison des handicapés yi mu jox jéeg yooyu yëpp na ko publier ñun bañuñu ku jaay waaye bi nga ko jaay après foo ko dugal loolu lañ bëgg a xam parce que ci commune bi lañ dëkk nag bëgg nañ loolu mën a def ci biir commune bi maam boo jaayee dara nga dugalaat ko ci biir commune bi doomu commune bi gis ci seen bopp ñun daal loolu lañ gën a sentir te aussi mag bu demee ba am ay 70 ans 71 ans ah man de sama papa bi mu ko dalee dama ko wàcceeloo dépasse waaw dama ko yërëmoon loolu sax ma wàcceel ko dépasse. kon su ma la déggee mooy moom dafa war dem retraite ci gàttal. waaw xam nga politicien yàlla na bu mu ñu dal ak woykat neen du màgget dañuy dem ba heure dee rek jot ñu dee ci politique bi ñun nag yàlla na yàlla may balaa ñoo dem atteindre ñoom at yi ñu am ñu dem bu jekk noppalu ji. lan mooy sa ambition ci biir Ndiarème Limamoulaye lan mooy say projet ci biir Ndiarème Limamoulaye ëllëg soo nekkee maire. defaraat comme. parce que boo xoolee jeunesse su commune Ndiarème Limamoulaye sentiruñu seen bopp ci maire bi te côté boobu chaque jour dama koy wax bëgg nañ maire yi accessible heure bu ñu ko soxlaa gis ko soxlawuñu ay garde du corps pour maire ñu ñoo la fi teg démb ñun ak yow la woon kon tey bu ñu la falee ñun ak yow la war a doon nga xam suñu métit social am na dañ lay wooteel ay budget social am na mag ñu feebar ci commune bi am na ay xale yu feebar ci commune bi élèves yaa ngi jàng xale yaa ngi université soxla nañu ay aide ku leen dimbali am nga ay école mais lépp lii xew ci école tey Aliou Sall kese koy def ah Baydi Seye dina def leen bu xale yi def examen mu jëndal leen sandwich may leen ko. mais yow li ngay wax c'est un peu contradictoire parce que am na ñoo xam ne géwël yi ñëpp dañuy wax ne Baydi Seye mooy maire sans audience. waa géwél yi ma leen di nuyu de passage parce que man ci ñoom laa takk soxna may nuyu sama soxna di nuyu sama mag aussi sama taawu papa di nuyu sama goro Ara Mbay di nuyu ñëpp ci géwél yi laa takkee jabar man mais jeunesse laa la wax waxuma la waxi géwél wala géer wala tukulóor jeunesse laa la wax xam nga mag mu daw ba retraité kooku jàkka ja rek am yaakaar ci moom mais xale bi war a xëy liggéey tey dugg ci jàkka ji retraité kooku géwél yi xanaa duñ ci wax kon moo am commune Ndiarème Limamoulaye yenn nag ci géwél ngay wax mais du ñëpp ànd ak moom waaw. am wax nga léegi ba tudd kenn ci kilifa Géejawaay muy Alioune Sall yëngu na si dañoo bëgg supprimer mairie ville yi Géejawaay loolu loo ciy wax yow avant ñuy dugg ci waxtaan boobu. waa détail boobu moom li ma ci waxoon fan yee passé dañ koy bàyyi ci loxo président moom nga xam ne macha allah ci wàllu dialogue du def dara te yóbbu ko assemblée xam nga nag opposition dañoo xaw a garaaw rek mais côté boobu moom suñu wax du ci sori man chaque jour li may wax rek lu président moom ak yow li nga moom du benn moom saa yu jëlee décision bu waxtaanee buñ koy béy ci dialogue bi waxtaan ci ba juboo ci rek lépp luñ juboo ñun d'accord nañ ci parce que nag ñun Sénégal lañ te lépp ci Sénégal lay duggaat. wax nga léegi Aliou Sall sa tooma tey boo doon wax bilan am ci Géejawaay gannaaw juróom-ñaari at yi mu fi def looy wax. rafetlu ko ndax ñun fii lañ juddoo li may wax chaque jour gars yi ay poto lampe bant lañ ñu daan naxee ay robinet mbedd lañ ñu daan naxee ñun yaakaaruñu woon ay université virtuelle biir Géejawaay ay marché yu luxe ay tëli karo yaakaaruñ ko woon ay grande mosquée yaakaaruñ ko woon hôtel de ville bi yaakaaruñ ko woon macha allah Aliou Sall li mu liggéey macha allah xanaa ñaan yàlla yàlla dolli ko deuxième mandat ñun loolu lañ koy ñaanal parce que nag mérité na ko mais li ñuy wax chaque jour ci côté politique am mooy maire du lépp la xaalis di faj am na ñoo xam ne boo toogee ñoom rek ñoom seen soxla faju na am na ñoo xam ne problème lu mu bëri recevoir leen nga waxtaan ak ñoom parce que yaay maire bi nag yow ku dara metti ak ku soxla ci yow lay jëm si recevoiral comme ni nga defal artisan yi la xaw ma ni nga leen defal ni nga leen defal loolu rafet na fekk nañ ma sama oto remercier ma ci loolu en tant que junior defal ko ñëpp recevoiral ñëpp recevoiral commune yëpp ñi nga mën ñëpp recevoir leen du xaalis
bul yaakaar ne koo gis ak da nga kaa war a jox du àdduna du noonu am na ñoo xam dañ laa bëgg gis pour nga defal leen nga dalal leen loolu lañ bëgg. léegi ma ñëw ci politique de manière générale ci Guédiawaye noo ko jàngatee. waaw foofu moom dafa am loo xam ne dafa metti trop mooy ñii nga xamante ne la président jox cër te chaque jour dama koy wax ñu bàyyi Alioune Sall ak Guédiawaye ñoom nañ ko bàyyi Guédiawaye mais ñoom poste yi ñu leen jox mais pour poste politique la chaque jour ma wax ko Guédiawaye xale yi fi jàng macha allah xale yi leen gën a jàng naa ci lim ñaar nag muy Racine Talla ak Cheikh Awa Balla Fall amul lu ñu njëriñ Guédiawaye PCA yi bari na DG yi bari na ñëpp Alioune Sall lañ bëgg gis parce que ñooñu ñoo deful seen liggéey tey Guédiawaye permanence yëpp tëj na amatuñu permanence ñun lu ñaaw ci kanamu Guédiawaye moo tax ñuy ñaan président Macky Sall ñii mu jox seeni poste xanaa ministre bi ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall 1 an da la def ci postam 1 an li mu jël ci jeune ëpp na 100 ci Guédiawaye macha allah yàlla na yokk ak Lat Diop sama xarit kooku jàmbaar la ñaar ñii daal mën nañ topp ci ginnaaw Aliou Sall moom di dem mais ñi ci des ñëpp président da leen waroon a dàq parce que amul lu ñu njëriñ fal la DG jëloo ñetti nit jox def la PCA defoo fi dara wax rek lañ fi nekk politique ñu permanence tëj na lépp ñu wékk ko Alioune Sall mais loolu ban politique la est-ce que nekkul loolu tey moo tax bëgg Ahmed Aïdara bëgg taxaw pour dimbale doomu Guédiawaye. waaw garab bu la sutul du la may kër ak maa bëgg journaliste yi nag damaa bëgg journaliste mais Ahmed Aïdara maire da ko defal lu garaaw a garaaw te xamu ko sax mais da ko may pour moom tur mais Ahmed Aïdara Guédiawaye xam nañ ko ñun ñuy juddoo Guédiawaye fooye notaire ñun xam nañ ko amul lum ñu mën a apporter lu dul wax presse am bu xee te loolu sax Aliou Sall may na ko pour maanaam mu mën di jariñu parce que xam nga boo waxee ci turu nit pour gagner ci ëllëg loolu baax na Aliou Sall may na ko loolu moom na xëy chaque jour di tudd Aliou Sall mais bu yaakaaree ne Guédiawaye yàq der lañ lay joxee maire yi yaa ngi ci erreur te nag sëtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ngay mel ne waa kër njabootu Chérif Al Walid wala Chérif At Xaana waaye saa yu ma xëyee ba gis gémmiñ gi su booxul ma laa koy wax moom laa koy wax chaque jour parce que moom diviser pour régner rek la Ahmed Aïdara di live yàq deru Aliou Sall bu subaa Malick Gakou bu subaa Balla Gaye bu subaa mu am fu mu toog sax day fay leen seen portable yi man Alioune Sall Junior dama ko wax ku bëgg taal sa portable parce que li ma wax fii mën naa ko wax feneen bu fekkee nag moom yaakaar na ni mën na yàq deru Aliou Sall mënu ko parce que Aliou Sall ba muy liggéey Ahmed Aïdara liggéeyul ba muy gagné Ahmed Aïdara gañewul ambition politique mën nga ko am mais ci yan manière nga koy amee non bul yàq deru kenn liggéey la tax a jóg taxawal nga ni lii moo tax ma bëgg dëkk bi waa dëkk bi xool ne nga attan nga war a attanoo leen mais yóbbu nga benn maire Màkka tax ñu yóbbu la jox la suñu maire yi mais boobu fekk na Aliou Sall yóbbu na 500 personnes Màkka biir Guédiawaye quand même. mais yéen est-ce que yéen nu ngeen di waxee nekku ne yéen da ngeen xeeb Ahmed. non yàlla bëggul kuy xeeb nit yàlla bu ñu xeeb nit yàlla na bu ñu xeeb nit mais dañ koo xam garab bu la sutul du la may ker du ñu jëmee fenn xoolal saa yoo xëyee Ahmed Aïdara faayu Guédiawaye rek lay xoolal ñi nga xamante ni tey ñoo voyagé woon def 5 ans 6 ans ñëwuñu Guédiawaye mais bi ñu ñëwaatee xamuñu fu ñuy jaar xamuñu Guédiawaye quand même moom yan ambition la am moom mairie commune sax mënoo koo jël bay xëccoo mairie ville quand même moom na dem mairie ville Sam Notaire foofu te gëm naa ne Cheikh Mbacké du ko may Cheikh Mbacké sax ko ëpp doole biir commune boobu Cheikh Mbacké sax gaa yi koy seeti mu leen di defal te yàlla tax mais Ahmed Aïdara lépp lu mu def rek intérêt la. mais tey yéen gis nañ Alioune Sall ba ñuy ñëw Guédiawaye ñëpp yaakaar wuñu woon ne dana nekk maire de la ville de Guédiawaye parce que jamono jooju Malick Gakou moo fi nekkoon Ahmed Aïdara yaakaaroo leen ne ni ngeen ko xeebee mbetteel du am ci yéen mu xëy rek nekk féete leen kaw. non xeebuñu ko xam nga li may wax chaque jour ci Malick Gakou du politicien moom déjà gars yi nañ ne daa waroon dem wuyu ji président Ahmed Aïdara la ko xuppuwaat mu dawaat kooku day du politicien da ngay imposer sa bopp
ni li nga gëm ak li nga bëgg. Idriss Seck grandeur Ablaye daf na ko fi Abdou Diouf da koy woone ko kaa ñu liggéey élection jot mu song ko kuy liggéeyal sa réew doo xalaat ku la xupp. Ahmed Aïdara li may wax chaque jour rek ndeysaan ci télé Bougane bi télé bu ñëpp bëggoon la mais nit ñaa ngi koy commencé bàyyi seetaanatuñ ko ñu bëri seetaanatuñ ko ndax Ahmed Aïdara. est-ce que nekkul yéen partisan Aliou Sall yéen a ko seetaanu tudd rek. non 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 Sénégal ñu bëri laa la wax ñoo xam politique gu ñu sax damay toog seen kër yi nga jàpp Ahmed Aïdara ñu ne fayal. am na benn maire jëkkëram dafa gaañoon ñu ne ko Ahmed Aïdara nee na dina andi ceeb bi andi diwlin bi andi kii bi patati patata man maa fa dem man Alioune Sall Junior ma ne ko doo ko fi gis bu Bougane wàcceewul kees gi yorul lu mu lekk day sóob rek ñun géejawaay ay nit lañ dañuy réfléchir rakku président ñëpp a ko soxleen seen dëkk ñun li ñu am tey géejawaay diir na 20 ans ou 30 ans mënu ko fi am dañu doon nax kese nañ ñu bàyyi Aliou Sall yeggali ñu suñu géejawaay ñu yor suñu ville bu rafet comme ñëpp mais du ay làmmiñ ñu rëy la ñuy falee nit. ma ñëw si sa commune muy Ndiarème Limamoulaye ambition bi nga am pour nekk maire Aliou Sall ndax gis nga ci waxtaan nga ci ak moom. man chaque jour balaa maa wax ci Aliou Sall ci côté commune Ndiarème Limamoulaye askan bi laay wax parce que Aliou Sall aussi askan boobu lay déglu. waaw mais moom il est le coordinateur. waaw Aliou Sall nee na Alioune Sall Junior daa am ambition politique te duma ko yàqal ambition politique am comme bépp jeune bu nekk ci biir commune Ndiarème Limamoulaye samay ambition nag man maa ko yor maag ña fa nekk te man gëm naa ni tey bu ñu tegoon majorité wu commune Ndiarème Limamoulaye man la ñuy jël parce que jeunesse man la ñu xam te xale yee fa gën a bari de Alioune Sall Junior man pour ma isa nekkuma maire ba pare sax di doxantoog man yaakaar mais man lu ma jaaxal ci mbir yi am na benn jigéen boo xam ne moom tamit pare na pour nekk maire barki démb gis nañ ko sortem mu yëg ci kaw béy di sëy wax ne moom tamit prétendant nekk pour nekk maire nan nga gisee loolu muy Fatima Sy. ma koy nuyu de passage sama xarit la sama rakk la mais nag Fatima béy di sëy du ñëppay jàkkaarloog moom fu nga am tuuti fit pour nga jàkkaarloog góor gi nee naa ko na topp parti bi rek Abdou Sène na topp Abdou Sène rek def naa erreur nag tey mooy wax naa tijji te gërëm ma sama coordinateur te débat bu ma dem moom lay njëkk a tudd bu ma koy jéggalu ci loolu di ko ñaanal yar gi dal gi ak tey gi yàlla na ko yàlla yokk waaw ku baax la moo Abdou Sène waaw mais nag Fatima Sy ndaw la keneen ak keneen ay ndaw lañ ku ci ne mën nga tàllal sa loxo waaye nag nañ jiital intérêt parti bi ak lu mën a xew suba rek na doon intérêt parti bi mais nag ñuy ñaan maire góor gi màgget na de bu ngeen ko yóbbee élection dana metti suñu kaw trop foofu. mënuñoo wax waxtaan bi ba di ko tëj duñ wax ci situation bu xew ci dëkk bi muy Covid 19. ban message ngay lance population Guédiawaye. waa ñaaxaat waa Guédiawaye feebar bi amul bu ko kenn wax. parce que président Macky Sall amul intérêt di politiquer ay Covid 19 loo xam ne àdduna ko dem nañ jàpp France 24 wala ngeen jàpp yeneen télé yu mag yi mais ñëpp a koy wax président Macky Sall amul intérêt tëj dëkkam tëj réewam tëj ay ndawam tëj ay mag ñëpp ci seen kër yi pour wér la rek dañ ànd ak yar te respecter mesures barrières yi parce que ay Sénégal lañ nag dëkku Serigne Touba dëkku maam Limamou maam Baye dëkku Seydi El Hadji Malick yar rek lañ ñu xamee nañ continuer yar gi ak dal gi ak téye gi maam feebar bi ñu ñaan ci yàlla bu jëree ñu dugg ci jàkka yi ñu def ko bu jëree ñu dugg ci jumaa yi ñu def ko mais ñu ñaan mu jóge fi ci jàmm te respecter aussi suñuy takk der nit nag kenn du xeeb sa bopp te ku xeeb sa takk der mooy xeeb nga sa bopp ñun ñoo leen fi teg quand même ba pare ñu bëgg leen tuutil gis naa ci ku ñu dem bëñam ku ñu toj kanamam mais ñooñu ay Sénégalais lañ te ay doomi Sénégal toj yàq seen kanam noonu loolu ñaaw na Sénégal melul noonu dañu rafetalaat jikko yi defaraat jikko yi mën a àndaat dem te am vision wu jeunesse mag mu préparé wul sa jeunesse doo am ku la wuutu ci benn jàkk doo am ku la wuutu ci benn juma waaw préparé leen ndaw ñi bu baax ñun daal loolu lañ leen di wax. kàddu gu mujj lan ngay tëjee kàddu gi mooy gërëm leen gërëm samay xarit ñoom Mbaye Thiaw waa rajo carax-carax gërëm leen bu baax samay xarit lan ragal péete day xëñ a wërsëg ñuy wax président Macky Sall bu dee kàddu bi yegsi na ci yow nee na tàllaa dolli ko jàmbaar la de
Alioune Sall Junior du waxantu monsieur le maire yow moom yàlla na jom yàgg ci yow rek ak ngor ndax mbaax ak téye gi nga téye sa gémmiñ waaye ku la songu ma songu ko ku la woq ma kaata ko gërëm ñëpp sant seen télé bi sant leen bu baax a baax a baax ci seen visibilité nii ko nit ñi nag di xoolee nañ ñëpp daw wuti ji leen loolu lu baax la. jërëjëf. Merci.